bloc 16 bi nekk yëpp ci diggante Diamaguène ba Fass Mbao ñëpp daje parce que fii ñu dëkk tey di Diamaguène depuis 1960 la suñuy papa jënd kër yi jënd ko ci anam boo xam ne ci yoon lañ ko jëndee fay seen xaalis ba mu mot ñu jékki-jékki ba ay jamono am ñu jóg ne fii ñoom ñoo ko moom ba ñu dem ba jamono léegi ñu commencé expulser ay famille di leen jaay doole parce que ña leen di jaay doole parce que dañoo amoon doole ci nguur parce que ñuy wax un certain Sow boo xam ne moo nekkoon directeur de chef de cabinet bu maître Ousmane Ngom bi mu nekk ministre de l'intérieur mu abusé wu ci ay pouvoir am dem di jaay doole li nga xam ne mooy waa Diamaguène mais aussi la famille Marega bi nga xam ne tey fii la dëkk mu dem dugg def ay lijjanteem ba ñëw jaar justice ba ñu arrêté ki nga xam ne mooy le propriétaire Marega génne ko këram jaay ko doole nangu kër gi tëj ko kaso loolu mu nekk loo xam ne tey kër gi bi mu koy jënd 2009 la ko jënd bi mu ko jëndee 2009 tabax ko ba R+3 nekk fi ak njabootam li des mu loué ko mais mu toog ba en certain moment Sow nee na moom këram mu ngi ko jënd en 2017 léegi yow Sow tabaxuloo moomuloo nga ñëw tey ne yow da nga jënd kër goo xam ne ki ko moom 2009 la ko jënd te bi mu ko jëndee 2009 tabax na ko R+3 mais yematuñ ci loolu mu jaay ko doole tëj ko kaso tëj ki nga xam ne moo nekkoon le gardien sax de la maison ñu jàpp ne loolu injustice la ñu jàpp ne ñun waa Diamaguène dañoo pare njabootu Marega ñu ngi ci toroxtaange ñu ngi ci mbedd mi di taxawaalu amuñ fu ñu jëm mu nekk loo xam ne tey dañuy lancer un appel à monsieur le président de la République parce que lii askan bi di dund tey nekkul loo xam ne lu ñu mérito la dañ koy ñaan mu recevoir ñi nga xam ne mooy le collectif des habitants de Diamaguène parce que situation bi yàgg na mi ngi mu commencé jur ay problème te bu ñu ci artuwul mën nañu attewuñu suba mën na jur ay mort d'homme te ñun souhaité wuñu loolu defoon nañu dem wàllu yoon bi ñu ko attee ñu ne ko kër gi da nga ciy génn alamande ko plus de 5 à 10 millions ba pare nag ne ko buy loolu amee moom ci boppam mu dal di def recours def appel mais dañuy yaakaar ne ci wàllu yoon su fekkee ne da nga nekk ak nit ci wàllu yoon dafa am ay instances yoo xam ne ca kaw la ñu féetee atte bu njëkk bi moom def na appel kon balaa ñu doon jox waa ji kër gi waa ji di génnee kër gi expulsé ko ba pare waa ji moom kër gi ba pare indi fa ay locataire dañu jàpp ne loolu jaay doole la te tegul ci yoon te dañoo violé li nga xam ne mooy la loi et nous sommes dans un pays de droit comme on le dit et non on ne laissera pas à personne de venir intimider wala di ñu jaay doole ci li nga xam ne suñuy moomeel la suñuy maama ko moom suñuy papa ko moom loolu duñu ko nangu tey duñu ko nangu suba. actuellement plus de 150 familles ci même situation bi la ñuy dund moo tax ñuy ñaan président mu fexe mbir mi mu jël ci ay matuwaayam yëg na ko service yi nga xam ne ñoo nekk ci nguur ñoom ñëpp ku ci nekk yëg nga ko mais ñu ngi koy bayal te lii ñuy bayal mën na jur loo xam ne ëllëg suyete wuñ moon mu am loo xam ne kenn xaaru ko woon. parce que réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk réew mi jàmm lañ fi bëgg jàmm la ñu oote mais yu mel nii nag mooy ay fitna ci réew te bu ñu wax ne nag yëguñ ko woon parce que yëgoon nañ ko alerté woon nañu à temps li des nag mooy ñun danañu def bloc ba Marega këram ñu delloo ko ñi fi des seen kër la ca war te muy dëgg ñu des ci seen i kër parce que ñi ñëw bëgg a jaay doole yaakaar ne ñun ay nagoro lañ ça ne passera pas nous sommes prêts à tout pour que kër yi nii ñu delloo ko ci suñu loxo.